rafetlu seen ànd ak rajo Futur Média 9h22 moo jot ci RFM yegg si ci waxtu seen émission xalaas mujj suñu journal fait divers di émission bi mujj ci semaine bi ndax lundi ba vendredi ñoo ak yéen ñooy àndandoo ci wàll wi wala mooy nuyu sama gars yi may leen ñu installé wu ma nuyu partenaires yi nga xam ne ñoom la ñuy àndal ci xalaas ñu ñëw jàpp ci émission bi di fi jaay seen i produits ndax gis nañu ne sénégalais yi ci boppam ñoo jël émission xalaas bëgg ko def ko muy seen yëf ndax njariñ la ñu ci gis ñu leen ci sant bu baax a baax ñoom auditeurs yi sant ci partenaires yi am confiance ci ñun doore ko ak Green Card nga xam ne dafa ñëw ngir di xeetali ñi bëgg a tukki ngir ñu tukki ci tukki bu jaar ci yoon Green Card loterie lay doon ñu koy def bu fekkente ne sa chance dem na ci nga gagné Green Card boobee di nga mën a tukki Amérique dem ci légalité ñibbisi ci légalité maanaam doo am benn problème amul ay jël gaal amul dem foofu ñu naan la problème mu papier wala yu mel noonu loolee waa Green Card Sénégal ñoom ñoo ko fi jëlee képp koo xamante ne ji daal ba nga tukki bu jaar ci yoon dem ci Amérique jéem ci tenter sa chance bu ci sa wërsëg nekkee nga gagné Green Card mën a dem ngir yeneen i leeral yu jëm ci Green Card Sénégal mën ngeen a woote ci 77 027 22 22 77 027 22 22 foo dem ci dëkk bi nag am nañ fay stand ñi nga xam ne dañu bëgg a dem kon tenter seen chance bu leen neexee mën nañu fekk waa Green Card Sénégal am nañu stand ci monument Obélisque am nañu stand fi nga xamante ne ji moo di rond point JVC am nañu it stand fële ca rond point Abbas Ndao vite fait nga xamante ne ji ñoom it établissement waa kër Serigne Touba Fall et frère ñoo ñu ko indi léeg-léeg ngay dégg nit ñuy jàmbat ay yoo ci nawet bi li ma leen di xelal mooy nañuy jëfandikoo gaamu vite fait gaam la li tax ma ne gaam la mooy cuuraayu bant la ñu njëkk indi nga xam ne da nga koy taal mu lay bàyyil xet gu neex mais di la rayal ay yoo établissement waa kër Serigne Touba Fall et frère ne doyul dañuy indi beneen vite fait pompe ndax bu weesoo yooyu mbóot yeeg weñ ñi dañuy solo nit ñi vite fait pompe waaw jox dañ ma vite fait waaw nga yóbbu fan seen kër ak loolu nawetub daaw la loolu nawetub daaw la loolu nawetub daaw la vite fait baax du taxaw détournement de vite fait doo ko dénkaane vite fait du taxaw en tout cas daal nee naa la cuuraay bant bi am na bu ku ma ñëwee wala lu la jox doo ko joxe waaw doo bàyyi boobu xam nga li moo yàq réew mi waaw doxalal fu ma yemoon ci cuuraay bant vite fait waaw yow boobu laa la yoreel Modou Tine waaw yaa ngi Moustapha Fall waaw ñu ngi may accuser fii ci vite fait baaxee leen ma benn carte pas carton vite fait day ëpp mais benn kii bi rek ñu ngi may takkal waaw ñu ngi may takkal jox leen ma benn carton vite fait mën ngeen ko yóbbu zone de captage sax ngeen laajte Maribane jox ko bu ko defee coow li wàcc naa kay neel jëppal waaw kon yóbbu leen ko jëppal ngeen laajte Maribane ngeen jox ko comme ça coow topp kii wàññeeku boori Saldia waxoon naa la ne la dafa am cuuraayu bant vite fait waaw am na pompe vite fait moo mën ci mbóot mën ci yoo mën ci wej également am na aussi beneen crème boo xamante ne ji vite fait la da nga koy diw ci sa yaram toog fu la neex mën nga faa tëdd féexloo fa foo tëdd yoo du fa jege waaw boo yeewoo sangu ji doxi sa yitte am nelaw yu neex nelaw yu féex loolu établissement waa kër Serigne Touba Fall et frère gaa ñi di bëgg a xam nu ñuy def ba am ci da ngeen leen di woo ci 77 555 11 11 wala 77 696 34 67 wala 77 441 06 38 am na bu des de téléphone bi àdduna bi yépp doon xaar mu yegg si ñëw fii ci xalaas ngir kon ànd ak waa sénégalais yi ndax mooy téléphone bii di Airfa xam nga Airfa bari nay gaamu téléphone yu muy indi mais dafa indi beneen téléphone mobile boo xam ne ban lu nit di wut ci téléphone rek mi ngi ci mu di Airfa mobile Halo 4 Pro mémoire 64 giga RAM 4 giga écran bi mi ngi ci 6,53 pouces batterie 4500 milliampères xam nga boobu batterie moom du gaaw a wàcc ba noppi téléphone bi dafa am 4 caméra yi fii ci téléphone bi 4 lañu bu nekk 16 mégapixels téléphone Air Pro bi ak yeneen dañ la koy garantir 13 mois lu ci sikk rek yóbbul suñu service après vente Air Care bi nekk ci avenue Lamine Gueye Airfa Halo 4 Pro 100 jours de réparation gratuite maanaam buñ la ko jaayee 100 jours yi ci topp dañ la koy toppal lu ci yàqu moo xam mu dugg ci ndox wala mu toj lu mu mënti doon yóbbul ñu ko ñu defaral la ko def ci la ca war bu mënta baax ñu jox la beneen 100 jours xam nga loolu nag maa ngi lay nuyu inspecteur maa ngi lay ziar sama waaj baa yaa ngi ci jàmm waaw ñu ngi sant bu baax di ziar ñëpp ruube nga ba doyee waaw di xam nga man moom maa ngi nii rek di ziar ñëpp rek di béggee ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi ñuy déglu ak fu ñu mënti ne waaw di leen ñaanal jàmm am njaay amiin waay Modou surtout yàlla ne am na ci benn fan su tudd Mama Diop ñu ngi lay nuyu fu mu nekk Mama Diop Italie la nekk sama xarit boobu la nga xam ne Mama Diop mu nekk Mbour moo tax ba nga waxee ma yaakaar ne waaw Mama Diop ñu ngi koy ziar bu baax Mama Emma Talla Pël ca Ndar dugg leen ci RFM
l'officiel. moom mooy Facebook bi. mooy Facebook bi. waaw de suñuy plateforme service digital nekk ci. waaw bu la neexee rfm.sn. nga dugg ci chaîne bi di déglu rajo bi. di ñu gisaale. waaw di ñu gisaale bépp programme buy jàll fii wala bokk RFM l'officiel ci Facebook bi. waaw am na yeneen yooyu ñu ngi ci plateforme bi xëy na Yacine Pouy dana ma ko jottali. xam nga man moom. yëf yooyu dama caa xaral après émission bi YouTube bi. mooy tamit RFM. soo bëgg su nga dégluwaat fa xalaas bi. ma nga noonu Passepartout maa ngi lay nuyu. rajo baa ngi mel ni télé Ndiaye maa ngi lay delloo ziar bu baax. baa yaa ngi ci jàmm di nuyu ban di nuyu auditeur xalaas yëpp. di nuyu gars yi waa Kaaru Fajar gi. ban sa café gi mu doon yem ci cuisine ba. non li moo tax may jàppante gi. heure bi mu paree Ndiaye bàyyi ma eggali. heure bi mu paree la rek. heure bi mu paree la rek. yegg nuyu naa ñëpp nuyu waa RFM l'officiel ak waa RFM.sn di ziar ñëpp. bisimilah Ndiaye. comme tey moom yaram bi daa xaw a tàng. Ndiaye tey àjjuma la de mais xalaas bi dina xumb de. tey moom daa war a ngeen wax de. non dina tàng sax. waaw dina tàng de. ay ci auditeurs yi yaa ngi déglu dem damay monté ba ak ma woo saa yi ni ko seet booy dëkk bi affaire bi garaaw naa. lu xew gaawee leen ma. baax na bis xew. ani Aba du yéen a amoon fu ngeen nekkandoo kay yéen. moog Demba Gise daal romb naa leen biig ci guddi moom. Demba Gise man. Demba Gise men moog Aba. romb naa leen am na ñeneen ñaar ñu ma seen ñu ànd mais du ay góor daal fi ñu taxaw boo romb naa leen boori mbaam bi loolu la fi wax nee nañu lu dagg lu ne morom ja lay fekk. man dama leen a romb. romb naa ko man ko ci sànn man dem ci. waaw ñoom ñoo ànd ñoom ñaar dama mi ngi ci réew mi. waaw mi ngi ci réew mi. mi ngi ci jàmm boori mbaam bi loolu daal. mi ngi ci jàmm. wóoruma de. kon baax na. waaw guddi kii Ndiaye ay ca doxalal wala rombee daal ñëwal ci jàmm ay ca doxalal ci xalaas bi. Ndiaye mosoon nañu wax fii ci waxu passerelle yi. boobu moom dama koy bàyyi moom dama cee xaw a découragé sax. mais parce que démb dama cee gis loo xam te ne mën na indi jiyee. démb bi may dem côté Sicap Mbao. ñeenti xale yoo xam te ne presque ay 4 à 7 ans la ñu war a am. di jéggi tali bi. mais yàlla moo ci def sutura. passerelle yi nañ ko defar ngir yàlla. balaa musiba di am. mais bi may interpellé mooy mën nañu comprendre ñu ne insécurité. agression par exemple ci mbedd mi wala yooyu noonu. ñu ne xëy na policier mun ñoo nekk fépp. mais Sandaga bii Ndiaye. fa ñu toj Touba Sandaga bi noonu def fa ay zeng. Gainsman yi fa dëkk. di génn di këf bagage jàmbur yi bëccëg. di fa duggaat di fa toog ñoo xam ne ñii ñu ngi ci biir. lu leen fa bàyyi. mooy bâtiment boobu ñu toj. bâtiment ba war koo defaraat. presque ay at fa la ñu nekk. démb bëccëg lañ fa agressé benn waay. ay 15 heures. du yoon. bâtiment bi ñu toj ne dañ koy bâtiment bi ñu toj mais ñoom fa leen dëkk. ñoom ñoo fa dëkk ñu ngay dëkk foofu noonu Sandaga gi foofu noonu mais ñooñu yàgg nañ fa de. mais xam naa bi ñu ko tojee nag dañoo bougé wul. mais ña nga fa déplacé guñ. dëkk fa def fa seen kër fa la ñuy fanaan fa la ñuy yeewoo fa la ñuy génn def li ñuy def fa la ñuy dellu. am nay jigéen ak yëpp ak ay xale. foofu noonu waru ñoo toj bâtiment ba rek yam fa dañu woon fa dem opération bu saf sàpp lañ fa waroon. man li ma jaaxal mooy rond point Sandaga. waaw war na def ab diir heure boo fa rombee gis fa auto police. waaw léegi loolu moom nu mu leen mën a échappé. bâtiment Sandaga bi. la fa am ca biir foofa. loolu umpul kenn. ñëpp xam nañ ko. loolu ñëpp a ko xam da nga daan romb noonu soo rombee centre commercial bi romb noonu ruq boobu. mais da nga daan leen gis ci wetu mbalit bi foofu ñu toog ci biir mbalit mi di génn seen i gens ñetti nit wala ñeenti nit ngay gis mais famille ngay gis ca biir am na foo xam ne ci biir gars yi duñ fa egg mi ngi mel ni grotte yi fii rek. soo wàccee ci suuf ndox mi fii nii. soo wàccee ba ci suufa suuf. ci suufa suuf ab quartier la de. waaw suñ fa jógewul mais tefes gi nii. yombul gars yi dégg nañu. dinañ ci jëli matuwaay mais agression digg marché Sandaga moom. ka koy def am na fit parce que rëcc du ko yomb. ña koy def kay. voilà ña koy def am nañ fit parce que rëcc du leen. du lu ñu mën a muñaale. 9h30. ñooñu dañuy rëcc. ayca. dañuy rëcc Ndiaye. ban. te fu ñu tolloon. dem woon ñoo ngi ci woon sa xarit boobu di Saliou Ndiaye. sa xarit boobu sama xarit lu ko sama xarit. Aliou Ba dem ñooy woon ci Saliou Ndiaye mais dafa am booru yëmbal. booru lan tali Diallo fan la. Tivaouane Peulh wàllu fa xew. Tivaouane Peulh waaw Tivaouane Peulh dafa am ay oto daal. yu fa benn waay di romb mat na léegi 1 mois. waaw Aliou Ba ay 4x4 yoo xam ne nee na dañ koo buux ci biir ñax mi. jaaxal na ko nag xamul ndax oto yi ñu sàcc sànni ko fa la. xamul daal lu ko fa baax. ay voiture de luxe. ay oto ay 4x4 yu rafet. soo xoolee oto yi. da ngay xam ne lii lu ñuy nëbb la. waaw. kenn bâché wu leen. wàccee ko tale bi buux ko ci ñax mi. te doon benn oto ñu mën a wax daf fa paan mais déglul waa ji. man daal dafa am benn affaire bu ma jaaxal bu nga xamante ni chaque jour dama koy romb au niveau du côté Tivaouane Peulh muy ñaari 4x4 yu nga xam ne dañ leen pousse noonu ci ñax bi ci benn miir bi ni ngi nekk après miir bi jàkkaarloo ko toolu Ablaye Wade bi mooy tali bu bees bi ñu def ci te mu génne Apix y a 2 4x4 mi ngi foofu benn bi marque Nissan la
benn marque Nissan la mi ngi nekk DK 2148 AG benn bi mi ngi nekk DK 5088 AU. waaw affaire bi nag jaaxal ma trop boo xoolee beneen côté bi sax di nga seet ñaari range foofu loolu taxoon après daal affaire bi jaaxal ko man leen après naa leen ko yónnee waaw oto yooyu moom la ko fa bàyyi quoi parce que dañ ko pousse si biir ñax bi mu dugg si biir ñax bi ci booru miir bi yàgg na fa nag def na fa plus de 1 mois. foofu jegewul parking jegewul dara parce que même mécanicien yi nekk à côté sax après daf leen jaaxal sama benn xarit bu doon changé foofu moteur mais daf doon ñoom mécaniciens yi dañ ko doon laaj oto yi yàgg nañ fi ñoom itam quoi. man nag am na yenn gendarme yi monté foofu wax naa leen ko bu ma leen ko waxee dañ ni ñoom foofu du gene zone Tivaouane Peulh la quoi. dégg nga ko noonu yéen a ngeeg photo oto yi. waaw ñu ngi photo yi dinañ ko publier xam naa. waaw jox leen wala ñu moomee zone boobu te xam fa nañ dem xool oto yi lu nekk ci biir oto yi lu ko tax. lu ko gaare foofu et tout. te yàgg na fa xam nga Sénégal yi moom. loolu gendarmerie wala police ñoo ko war a lijjanti. maanaam ak civil Malika police ko nekk def. mënut Tivaouane Peulh la wax fa. Tivaouane Peulh la wax. waaw Tivaouane Peulh defe naa police la. Tivaouane police waaw police. en tout cas Tivaouane Peulh. non ils travaillent ensemble. police waaw. d'accord. non ils travaillent ensemble su fekkee zone police la gendarme yi mën nañ leen ko wax ñu ñëw xool. waaw moo gën de parce que kenn xamul la dara di fa xew ñu naan ko yaa ko fa def. voilà waaw am na solo. doy na waar Ndiaye. ban Saliou Ndiaye. ba léegi bàyyeeguñ ko. tey jii ñi mu def na ko sutu noonu dañoo bari. mais tey dañ leen di indil. ka nga xam ne moom la jëloon photoom. ki nga doon liir démb. kooku ci boppam. ba muy dóor dafa jël photoom profil fii la firam def ko. waaw nit ñi di ko wër moom ndekete moom du moom. da ko làqoo photo jàmbur la jël def ko profil. ba nit ñi tas photo waa ji ci Facebook bi déglu li mu wax. en fait photo yi moo nekk noonu quoi. Saliou Ndiaye bu muy ñëw Italie je me rappelle plus l'année mais suñu benn copain bu ma dëkkaloon dañ koy wax Pape Ngoura léegi mi ngi Sénégal ça fait 8 ans moo ñu woo téléphone maag benn gaan ma dëkkal Woz mu ne ñu dafa am benn jarbaatam soi-disant bu war a ñëw si gaal yi la jaar nag quoi mais comme dafa jaar si gaal yi amul fii nii fenn fuñ ko mën a héberger genre après ci lañ wax na ko nañu ba xam mën nañ ko héberger quelque temps après mu xool moom nu mu systémaré wu mu dem quoi ñu ne ko amul problème. après ci la ñëw def na fa plus de 1 an presque ñu nekk noonu xam nga rek entre sénégalais nekk nañ ci jàmm xam nga mu des fois muy def sama photo profil mais boo ko gisee laaj ko bu tax ngay def sama photo profil mu ne non du dara danga ma neex genre affaire yooyu quoi xam nga rek mënu ma ko wax dara aussi parce que sénégalais la et tout te musuma woon xalaat ne aussi dina ci def lu ñaaw tamit loolu moo gënoon a tax ma bàyyi ko moo ko siy bàyyi ba ren ma nekk Sénégal ça fait depuis décembre maa ngi Sénégal mois de août bi laa ñëw le 3 août laa ñibbisi ci la sam benn copain vers minuit mu woo ma téléphone non daf ma message après mu woo ma téléphone mu ne ma doom day gis nga sa image bi may gis internet bi ma ne ko ban image noonu mu ne non benn femme la bu ma am si WhatsApp bi mu statut la comme quoi que da nga arnaqué yaayam 3700 euros ma ne ko looy wax nii mu ne ma ok ma ne ko jox ma numéro femme bi ci la ma ko jox ma woo ko expliqué ko envoyé naa sumay documents yëpp ne ko man nii laa tudd ma Saliou Ndiaye ma laaj ko photo bi ma ne ko photo bi nga mu leen jox ne moom la Facebook la ko jëlee ci la ko jëlee arnaqué leen si affaire yooyu ci laa ko expliqué au début xaw nañu jàppante et tout mais parce que nangu ma gëm man it aussi affaire bi dépassé na ma suñu wax xaw na jóg mais après mujj nañ trouver terrain d'entente ma ne ko nag man bañu ma ci dara foo mënti dem ci dénoncer ko boo ma woowee man dinaa ñëw ma témoin parce que lii sama image lay saliré xam nga te du yoon quoi ci laa def photo yooyu noonu publier ko sama Facebook ak suma xarit yëpp jot nañ ko publier aussi mais lu ci gën a graaw bu ma ko publier quelques amis yi nekk alentour bu fu ma nekk nii ñu bëri di ma contacter di ma laaj ba xam da nga xam kii parce que ñoom aussi da leen a arnaqué am na benn malien il paraît arnaqué na ko 2000 euros mais boobu nekkul suma photom la ko arnaqué quoi parce que photom la gis si la ko xàmmeewee 2000 euros la ko jël ak ay documents am aussi waaw après jox naa ko kooku aussi numéro maire bi boo bëggee man it dinaa la passe numéro kooku mu gën a def témoignage aussi explique la tamit moom kaam nu mu demee waaw Saliou Ndiaye daal noonu la ñu def après mi ngi noonu daal noonu la histoire bi demee affaire bi metti na ma trop sax parce que man yëguma tinuma ba voilà quoi
dégg nga su lundi tamit ñu indiwaatal leen keneen ku mu ko def parce que comme genre Mbaye Guèye ba la rek. mais te tout le temps ñu ngi koy ubbil buntu pour que moom mu réagir day lire affaire rek dem. mais am na ci ñenn ñoo xam ne mi ngi leen di jéem a waaw. ma indi la tuuti leeral ci Saliou Ndiaye bii nii. waaw xam nga moom dafa demee par clandestin Italie. ci gaal yi la jaar. bi mu demee dafa dem Napoli. defar fa ay këyit yoo xamante ni ay faux këyit la. tuddul Saliou Ndiaye. waaw ci Ndiaye la tudd. dëkk Ndar. mais mi ngi ñaari këyit yoo xamante ni tur yu bokkul la. mooy tuyitu Saliou Ndiaye bi. bi muy joxe. ak Bilal Seye. ñaar yooyu ay faux këyit la. mais turam dëgg Bàcc Ndiaye la. Bàcc Saint-Louis waaw. Bàcc la de. sama sëriñ mën na. naka jekk ma xam ne tuddul Saliou. waaw. naka jekk rek ma xam ne tuddul Saliou. waaw mais lu tax mu taamu ci Saliou jëm. mais dafa xam ne. mais doon ko porter plainte. kan ci. ndax Saliou ji mu jël. waaw déet ba koog Saliou dana ko lijjanti. da waar de. loo xam ne daal bu ko nit di def. da nga koy bàkkam koy def rek. moom ci jëmi boppam moom Serigne Saliou ne woon na. waaw am na ñoo xam ne boo leen tooñee bu leen yàlla di fayul du la tàggu. ñoo xam ne boo leen tooñee. bu leen yàlla di fayul. du leen tàggu. jaajëf donc kon moom ba ko rek muy wee xam nga li ko weer nii. xamagu ko de nañ dem ba ca kanam rek. en tout cas nañ dem ba yow baan yow da nga yow foo taxaw ñëpp xam nañ ne baan yow da nga dégg bëgg équipe nationale. waaw baan jour bu toll ni Edouard Mendy. waaw mooy góorlu Chelsea bi yow waa dem signé contrat bu rëy. waaw club bu toll ni Chelsea te baan ba léegi dégguma nga. dama doon xaar mu sotti carrément définitivement. mais sotteegul woon ba démb. sotti na. waaw fi mu ne sotti na. sotti na démb. waaw mais terewul su dee football ak Sadio Mané lay faral de. déet baan loolu foo ko def xanaa. man Sadio Mané. El Hadj Diouf moo doon tax di futee daan football. waaw El Hadj Diouf bàyyi na man Sadio Mané moo tax may seetaan il peut démb doo doon football ma bàyyi sama lépp ñëw toog di xaar match bi ndeke gone ya leen teg ma fay télé ba match Liverpool bi seetaanu ma ko démb la xaw ma démb la defe naa. dem tëdd démb football man Sadio rek laay seetaan man seetaanu mais nag ñeneen ñi ci des. tamit suñuy football dama leen di seetaan ay Gana dama leen koy seetaan di ko faral di supporter carrément ñoom ñëpp. mais ku ci football ak Sadio man Sadio laay faral. am nga ci droit. waaw man daal Sadio laay seetaan. am nga ci droit dégg nga li ma la xam ñoo xam ne du supporter équipe joueur la ñuy kii. dama ne Sénégal équipe nationale Sénégal mooy meilleure équipe du monde. Aliou Cissé mooy meilleur entraîneur du monde. Sadio Mané mooy meilleur joueur du monde. point final. yow loolu sa gis-gis la. moo loolay dëgg sax. déet yow sa gis-gis la bi mujj moom. xaw naa cee d'accord ak yow. Matar mooy seen ministre mooy meilleur ministre des sports. yàq na wax ja nag. Matar ba mooy meilleur ministre des sports. dig ma weddi ko. Ban mooy sañ naa ne yàq na wax ji. Ban waaw. doxal na ci xalaat bi. nii doxal Ndiaye. waaw. diilu banque tamit démb cofoon nañ ko démb. mais yeggul woon boobu wala saf. ndax li nga denc bari xam naa dégg naa maa yow ko ëpp lu mu de. yow ban yow loo indi ci xalaas neex la. man aw ma sax compte. dégg nga fi wala yóbbu. booy bii di dof lu naan aw ma compte moo gën a am compte ñaari compte la am. déet ban. léeg-léeg mun ma denc la lii wóorul da ngay maye rek. ni sama benn xarit boo xam ne nee na bés. ku ma jegee sax nee na bés ba gestionnaire de compte am da koo woo ne ko dañoo gis ne da ngaa gëj a alimenter sa compte. waaw ne ko ndax nag maa jox lu ma ci def. man xam nga man compte Sénégal moom ban gis nga bu gestionnaire de compte yi doon wax. léeg-léeg nga ubbi compte fekk ci 2500. 2500 leer la nekk ko ca bàyyi fere tuñu compte la ko ca bàyyi rek. Ndiaye xam nga man secret professionnel moo ma tënk. waaw moo tax naa noppi rek. alhamdulilah ba ko xam. ayca waa ji dealer bi. mais ñi tudd bàcc yi ngi kaas tamit de. dem ci. ñi tudd Saliou dañ doon kaas mais ñi bàcc yaa ngi kaas. waaye ñu kon Samba la tudd Sambay bàcc. ñu tudd bàcc bàyyil Samba. Ban doo ñëw ci dealer bi. Ndiaye. waaw dealer bi. moom it comme démb ni ñu ko waxee woon. ci banque yi lay dem di deal gars yi. mais nag nee na ci waay waxam. ay waxi waa ji nee na tuuti day am complicité ak kuy liggéey ca banque gestionnaire compte ba. commencé woon na wax tegul fi mu mujjee ak waa ji. gars ñoom dañ koy trafiqué quoi comprendre naa. tout trafic loolu business bu leen la. lépp gars yi dañuy jaay dossier bi. ok. gars yi dañuy jaay dossier maanaam gestionnaire bi ci boppam. ki gère dossier bi borom compte bi. waaw. moom mooy ñu jox affaire yi. donc daal ok xam nga loolu yow loolu mënoo koo trafiqué. waaw c'est vrai. maanaam tey boo demoon banque. bu njëkk ba
njëkk ba nit ki daf lay bindal rek nga dem récupérer ci comptam dana jox numéro comptam ak yooyu mais léegi dañ la jox lu ñuy woowee ordre de virement loo xamante borom rek moo la ko mën a defal léegi nag borom kese moo la mën a defal virement boobu léegi nag virement boobu noonu gars yi ñoom dañ koy yor ordre de virement dañ koy yor signature bi dañ koy yor appel bi sax dañ koy yor maanaam bu naree am appel mais ñun bii moom gëwma bu am ay yooyu maanaam numéro borom compte bi dañ koy yor boobu gën a dee mail bi gars yi dañuy yor mail bi yor mot de passe bi boobu léegi comme ça bu ñu paree dañuy daal di effacer lépp comprendre nga léegi nag transaction lépp la ñuy supprimer ci compte bi léegi yow pour yow sa sécurité duñ si def sa tur duñ si def sa sant duñ si def foo dëkk duñ si def sa adresse sa porte rek la ñuy job def ko ci quarante bi point barre sa pare nga ci léegi yow quarante bu ñu lay jox tur boobu noonu mooy nekk ci virement bi mooy nekk ci ordre virement bi comprendre business bi noonu la fa demee yow xam business yooyu yow mosoo koo dégg Sénégal si boo demee ba récupérer moon bi rek léegi nit ñi bu amee wër sax keneen la ñuy wër mais du yow keneen la ñuy wër mais yow kenn du la wër maanaam chaîne bi mais moom gars yi moom bu ñu commencé job yi ba léegi moom amul benn bu ci kalaate comme ay di kalaate ni di wër ay nit nii non gars yi da kiy supprimer transaction bi da kiy supprimer xam naa ñoom ak gestionnaire bi ñooy job lool ñoom ñooy lépp supprimer lépp te gars yi duñu dóor maanaam compte millionnaire ay compte milliardaire rek ay compte milliardaire rek waaw dara yow teg mu si kor rek ma xam nu mu fa taajoo waa Thiour léegi yow boo paree da ngay wax ma woo ko bos non man boo paree yow koy wax nga ma koy gérer rek jeex na léegi yow xoolal xam na defal la ko nga yónnee ma sa 2 wala sa 3 photo man ma présenté ko boss bi d'accord léegi dinaa ko jox sa numéro moo xam mu woo la après xam naa dina la jox rendez-vous ngeen toog ba ngay def dara moom dina la gën a expliquer fa la nekk town fii wala town la nekk mais day jaaboon ne town ak Mbour parce que dafa am Mbour oto dafa am maanaam dafa am Mbour kër léegi day jaabante Mbour ak DKR quoi d'accord waaw Thioro loolu léegi tegal na moom wax yónnee ma ñaari photo yu mool yu sol yére olof ak d'accord amul problème neex na mon frère léegi ok bro jaajëf Traat naka la yaa ngi si jàmm naka affaire yi boo yow dañoo am benn business bu urgent nii si loolu lañ nekk nii depuis barki dem ci guddi yow da nga am nga am compte simple la nii gars yi dañu bëggoon def virement fët rek mais ñu am compte beneen bi ma la doon wax de mais bii lu urgent la bu set wicc fët bu fekkente ne am nga compte banque ma des yi léegi Mohamed mu bàyyi la xel branché naa 3 personnes dañoo soxla yeneen 2 personnes dégg beneen business bi mooy beneen bi ma la wax bi ñu dul defal sa quarantaine ba yooyu noonu boobu ci semaine bii ñu dugg rek dañu xool benn jour rek ñu jëf virement yeeg lépp monte dossier yi quoi. man yàlla def na ni awma compte man. compte yaa ngi yëngu d'accord léegi comme heureusement ba ñun suñ bopp taxuñu di wax nañu wax ak sénégalais waaw nañu wax ak sénégalais yi nañu wax ak sénégalais parce que lii moom jéem a di su fekkee dëgg la daal dafa doy waar su dee dëgg la yéeme na lii dafa doy waar doy na waar trop mais nag waxuma ñii ak ñeneen ñi nekk ci lu mel nii ñëpp police ak gendarmerie mi ngi seen tànk bu doy waar sax waaw ak yii gars yi sama gars yi du nelawuñu de surtout waa cybercriminalité gii ñoom commissaire Kandé ak ñooñu ak waa section de recherche ñu ngi ci ay liggéey bu am solo kon boog ñu yor compte nañ ne suñu tuddee ne nelaw mais tamit ñi nga xam dañuy liggéey ci banque yi tamit nen ku ciy liggéey xam naa ne ku am formation banque normalement comme ni mu ko waxee ku am formation journaliste am éthique ak déontologie doo dugg ci yii ñi am formation banque xam naan mooy banque su fekkee nag dangaa mel ni ndoy baan tombé ca ñu gàddu rek ni la tëmbal la ca banque ba wala ay genre kii yi nii da nga yomb moo tax it léegi dina jafe nga dugg weer ba génn ubbi woo benn journal gis ñu bind fa chef d'agence tel banque jàpp nañu ko ndax détournement voilà liñ koy dégg moom bari na trop luñ koy topp bari benn est-ce que war na egg ci niveau boobu noonu aussi du moment que yow par exemple banque yi dans le cas général quoi yow boo demoon tey déposé fa yenn somme xaalis nga war ko récupérer dañ la tegal benn
affaire bu métti boo xamante ni. bal ngay déposé même sa xaalis la yow sa xaalis parce que man dem ñu si bëri ay chef d'agence bëri woon nañ ma bon xëy na pour kii seen ay banque quoi mais su fekkente ni yow par exemple déposé nga xaalis bu bari sa compte nga war ko récupérer en liquide il faut nga justifier foo ko yóbbu c'est-à-dire ñoom mesures yooyu ñu jël ñoom ba nga xamante ni yow mii borom compte bi. laajal sa waay sama benn xarit doon na fi tabaxal yaayam yónnee ma fi benn somme d'argent bu bari man xaw ma ci dara daf ma ko yónnee rek pour que ma après mu yóbbul ko yaayam day tabaxal yaayam. waaye xaalis ba ma koy récupérer. ki la ko yónnee kan la fu mu jógee lii xaalis pour lan la laaj yi bari ma ne ndaw si jëlaatal sa xaalis ngir yàlla. parce que man somme bii kenn xameewu ma ko. mais xam nga banque yi dafa am ay règles yu leen régir. waaw yoo xamante ne ji ma nga jógee sax ci. waaw ca kuréel yu mag ya. très bien donc moo blanchiment d'argent bi la ñuy bañ. dañu obligé ñu respecté ko. blanchiment d'argent bi léegi nag. fragilité bi nga xam ne am na ci seen biir ba yu mel nii di fi xew. yooyu lañu war a lijjanti parce que tamit xam nga munoo boo yoree xaalis sa kër ñu sàcc ko kuy wax danaan xaalis bu toll nii noo koy denc sa kër. nga yóbbu ko ca banque ba doo ca am lu la neex man xam nga lan moo ma gën a metti mooy di jël sa xaalis di rang. waaw loolu mais nag am na système yu bees yu génn yoo xam ne fii nga toog ngay toog dugal sa xaalis de. système mais léegi Ndiaye règle yooyu lu mu wax ci par exemple yow mii nga xam ne yow lañ jël sa xaalis nag yow. da ngaa dégg ne banque yi la. déet. ki jël sa maanaam yow mi yor sa xaalis sa compte ci banque. da ngay porter plainte ñu pompé fa sa xaalis yow. mais ñu si bëri dañ ciy topp ba dee. non mais non boobu da ngaa xamul yoon wi rek. dañ ciy topp ba dee. Ndiaye. ban Ndiaye na gars yi dem ci site bi gaaw ak ci kaw connecté wu ci rajo bi www.rfm.sn dem ci RFM l'officiel ci Facebook bi. ndax bii ñu leen di indil Ndiaye dafa doy waar. xalaas bi man est-ce que duma ko teg ba pare dem ñibbi wala ñu teg ko daal woo oustaz te ñibbi. lu xew voilà Ndiaye. ban waa ji ab sénégalais la ndëblaan si waa ji daal ku nekk bitim réew la. am jabar. fii Sénégal. sëy ak moom daanaka 17 ans wala 18 ans ba am ak moom ñetti doom. waa ji bëgg a indi ay doomam. ca bitim réew fa mu ne. tubaab bi ni ko d'accord mais da ngay def test ADN. ci ñetti doom yi ñu xool ba xam yaa leen jur. ban tubaab moo ko wax. tubaab foofa. ñi ko war a defal papier. waaw waaw. kenn la ci jur. ci ñett ñi. en fait kenn la test yi wane ne moo ko jur. waaw. amee. loolu yéeme na de. loolu nag mooy xalaasu tey bi waa ji ci boppam moo ñu contacté waxtaan ak ñu mu ni moom waxutul jabar ji. ndax xam na ni jabaram da doon njaaloo. loolu la ma wax. ni ma man sama problème mooy doom yi nga xam ne dama leen a bëgg ñu bëggu ma leen di defal lu ne cofeel gi ma am ci ñoom sax mi ngi commencé wàññeeku. te jabar ji yëgugu ci dara te affaire bi mat na 4 mois xaw ma 6 mois ba kayiti génnee kenn ki am na visa mais yeneen ñaani dañ ni leen dañ ni ko juróo leen léegi nag loolu ci boppam da koo perturbé tere koo nelaw ne na moom jabar ji moom après dina régler problème mais problème mu xale yi mooy ñaar ñi mu ngénte jox leen tuur yar leen taxawu leen ba ñu màgg waaw te ay test wan ko ne ko juróo leen c'est vrai que problème la Ndiaye déglul man dama am problème bi ma am dama nekk Europe ma am jabar Sénégal am ak moom ñetti doom yi ma dugalal leen kayit pour indi leen fii xam nga fii léegi Europe sooy indi sa doom mu nekk Afrique da ngay def DNA test ñoom ñoo la koy def loo du man maa koy def de ñoom ñoo la koy def loo pour ñu mun a confirmer ne xale yi yàllañ jur léegi nag loolu dafa bokk ci procédure dugal kayit bi daf ci bokk bu ñu defee DNA test bi ñaari doom yi dañ leen di yëg léegi benn doom bi rek lañ jox léegi ñaari doom yi ñu ne man juruma ko parce que ñooñu dañ leen yëg dañu wax ne juruma ko léegi nag ma am problème léegi ñooñu seen kayit yi delloo nañ ñoo ko benn doom bi jox nañ ko visa yeneen ñaari doom yi joxu leen waaye seen yaay yëgu loolu mu ngi xew ci balaay coronavirus bi di am waaye nangu ma ko wax la xew affaire yi pare na bu yàgg balaay coronavirus bi waaye pour moom mën a ñëw na jël fi xale boobu noonu bi nga xam ne moom lañ jox kayit léegi loolu mooy sama problème naka la war a ma waxee seen yaay loolu ak seen yaay fi ñu toll nii ma óolatuma ko parce que dem nañ ba ma xam ne doom yi juróoma leen seen yaay moom waxu moo seen biir suma xale yi laay wax xale yooyu loolu mooy sama problème léegi dama bëgg ku ma xelal nan laa war a def léegi loolu mooy sama problème at bu nekk dinaa ñëw ñaari yoon ba ñetti yoon mosuma am benn
benn xel ñaar ci moom maa ngi dégg li xew yëpp ci àdduna xalaat si bëri maa ngi ko déglu parce que ma xalaat du ma rëcc waaye da problème bi mooy foogu man ne loolu man dina happen to me xalaatu moom loolu ba tey dina ma xalaat yéen ma ci lu bëri loo xam ne du ma tax ma gulu léegi nag problème ndaw si man boobu du sama problème bi boobu moo xam naa li may def waaye problème bi mooy xale man problème la am dëgg waaw bi ma koy takk nag doxaanu ma ko dee bi ma koy takk dañ ko takk ci takk may takk ci mbokk bi ma bëggee jabar dañ ma ko wax mbiram dama Sénégal la nekk ma dem Sénégal seeti ko waxtaan ak moom xam yow dama la bëggoon jabar mu d'accord boobu moom mu ngi am ay 22 ans yu daal mën na jànq daal parce que ndaw si léegi war na am 38 ans fekkuma ko nag xam ko mu nekk ndaw waaye ci âge dal xale la woon ci at boobu loolu maam concerné wu ma ay ndaw ak yooyu taxul moo na jëpp parce que nekkul ne jigéen soo ko demee di ko labat rek boo ko fekkul ndaw rek nekkul jabar position bi ma nekk nii mooy léegi kenn xamagut ko moom xamagut ne xam naa ne doom yi mu am noonu man juruma ko bon muy mel ni moom daf ma leen ciit mooy daf leen jaaro dafa am jëkkër di farantu di tëdd yeneen góor ko dul man loolu lii ko wane DNSS bi moo wane loolu léegi man xam naa ko léegi waaye moom xamul ne man xam naa loolu man problème bi ndaw si jaaxal ma de problème bi ma jaaxal mooy xale yi man xale yi laa nit nan laay def xale yooyu dama la ñu jël xam kenn ku dul man parce que papa ma nekk xam xale yi lu seen yaay def moom ko yëguñ ko so léegi xale yi man dama leen bëgg man dama bëgg xale yi parce que sama doom lañ waaye dama dem ba fu nekk cooxat boobu mu ngi bëgg a jeex parce que ginnaaw xam naa ne juruma leen so ban coono la ciy sonn so loolu mooy sama problème xale yi parce que suma doom boobu noonu mu nga xam ne mën naa ko jur kooku moom dina ñëw te su waree ñëw lépp dina leer léegi nag su leeree ba pare rek léegi man may def ak doom yi leer na lu ma lislaam may ndax ma jël wala ma xam ne du sumay doom ma teel koy xamal ko xale yi ñu teel koy xamal seen xale yi ak seen famille bi pour une case ëllëg kenn xamut sama bakkan bi kenn xamut tey may wax ak yow nii sax mën naa dee tey te bu boobaa ñu doon alal boo xam ne wala ñu doon koo xam ne ñoom du seen baba wala ñu doon xam nga conséquences yi ci nekk dafa bëri mais gravité yi ci nekk dafa bëri moo tax léegi dama bëgg a xam jigéen ñi xëy na xamuñ lay xew waaw génération bañ toll ni tubaab bi léegi ku bëgg a indi sa jabar indi sa doom surtout sa doom di nga def DNA test léegi nag loolu tubaab bi dañ ko xewal loolu loi la léegi nag jigéen ñi nga xam ne dañuy mudu yi nga xam ne dañuy am jabar ba nekk Afrique ñii dama ko ñëw seen jabar yi di def na ko si du noonu bu ci doom feeñee bu doom amee te juruñ ko lu mu yàgg dinañ ko xam kanaa kay nga am say doom bëgguloo la ñu indi Europe moo dugal la leen kayit waaye bis boo dugalee sa doom kayit pour indi leen moom DNA test léegi dañ koy def parce que tubaab bi dañ gis ne bu nit bëri nañ diir yu leen di adopte ay nit xale ne yàqu jur utal ko ay bulletin de naissance def ko ci surtout indi ko Europe adopte ko ne yàqu jur ko jurul la ko léegi tubaab bi dañuy yow pexe yooyu noonu yëpp léegi xam nañ ko jigéen ñi nga xam ne ñi ngi am jëkkëri Modou daal ba mu pare ñu def attention ku ci tëdd rek beneen góor lu sa jëkkër ba yàlla teg la ci nattu biir am ci xam nga mën nga wax ne dama ko ne bu kenn du ko xam fekk gis ko kenn gis ko Ndiaye. waaw ban. xam naa émission bi dina am prolongation su altine. te moom dafa laaj xalaat. man ne dama koy ñaan. ngir yàlla ak yonent bi su fekkee jullit la. l'islam da ko wax ni ko doomi ci sa buum lañ juddoo. su te lu rombee loolu sax xale yi nga xam ni ñoom seen yoon nekku ci. te moom bëgg na leen ba pare xale yi bëgg koo pare xale yi jàpp ni moom mooy seen pap ba pare. na bàyyi lépp ci loxo yi sunu borom te dund ak xale yi la mu mébét yi mu amoon ci xale yi mu continuer ko def rek te yàlla ak yonent bi tax. jabar ja nag su koy libéré. problème ak yooyu mais xale yi daal na leen sauver parce que lii nii mën na yàq avenir u xale mën na yàq xale bi à vie. te xale yi wax dëgg yàlla defuñu waxuñu. te lii dafa bari man nag ban su ma nekkoon jabar ji. waaw dina remettre en cause fiabilité test yi. parce que jigéen bu mënti doon. mën nga jub gàcce mais doo fa nangoo yegg bu ko leeroon ne
doomam yii bu ñu defee test ADN dinañu xam ne seen papa juru leen. du ko nangu. mais est-ce que mu xam na ko. deuxièmement xam na la. xam na am na ñoo xam xamuñu luy test ADN day ñëw lu bari. waaw d'accord mais non da koy xam bul sonn yooyu dañuy faral di wax ne jigéen comme ne yow la. bu ci amoon lenn lu mu ciy lam-laame du nangu mu ko ñu yegg ci defee test muy benn ñaareel ba mooy ay résultat test ADN ku mu tax a salfaañi sa kër. réccu mën na ci am. parce que c'est-à-dire comme li ñuy faral di wax la science n'est pas exacte. test yëfi nit la. mën nañoo jaawale sax jël prélèvement jàmbur jox la. donc bu mu ci perturber këram. na jàpp njabootam jàpp ne moo leen jur. li des mu teg ko ci loxo yi. man de loo ci xam loolu de li ma wóor ba wóor mooy bis bu demee ba xam ba mu dëgg ni juru leen. waaw bu jëlee engagement wu tamit jël leen yóbbu leen tôt ou tard dina mës a méttiwaat ci ñoom. d'après ni ñu waxee mu waxee nii dina mës a méttiwaat ci ñoom de. allo président. ah si waaw. président de la République président ci ko do be collaborer ak Dakar réalisation de président de la République par la République résidence président de la République bi nga xam ne mooy demeure historique située dans le quartier Dakar plateau capitale du Sénégal construit en 1902 oui sama ne pas wax na yàgg mu nekk la résidence officielle du gouverneur général de l'Afrique occidentale AOF Léopold Sédar Senghor jaar 1964 Abdou Diouf 82 Abdoulaye 2012 Macky Sall depuis 2012 mu ñam fi ñëwaat nu xaaral ba xam kii woote bëgg jot président de la République kooku kan la war doon ak fan lay woote salaamaaleykum ko yeggewul président dama def lu ma neex te réew boo ci nekkee da ngay fexe ba jege réew ma la waa réew ma bëgg nga di ko def di dox ci réew ma di loo gis war koo wax nga wax ko ndax nag wax dëgg yàlla am na loo xam ni nag ñaaw na lii moom bu ma jotee président moom dana ko dégg salaamaaleykum. ma ne salaamaaleykum Pape Loum. salaamaaleykum. ma ne Papa Loum. salaamaaleykum. fu ma jëmati tey laa. standard. ma ne maa ngi lay dégg dama ni. standard. Papa Loum dama ni. dégg ko ma ngay wax ca suuf kat man de kii yàlla na dee rek ki la ko xorom man de standard noppam yi xaw ma kañ lay baax salaamaaleykum. Papa Loum ma ne maa ngi lay dégg. maa ngi lay waaye dégg standard ngir yàlla sama crédit bi dana jeex salaamaaleykum. ma ne bu jeexee yaa ko jeexal. waaye lii dafa metti nag mënuma nag man nag danaa bàyyi woote ndax nag mënuma fu ma woote wax dëgg yàlla sama crédit bi di jeex di dem rek nga toog fi nga toog. ma ne Papa Loum. lii dafa metti salaam waaw standard. ma ne boo wootee. da nga waxal sa soxla te gaaw génn ndax yow doo say nopp baaxul doo dégg. nga ni danga doo dégg te ba pare bëggub téléphone. nga ni danga doon lekk la. waaw fatt nga nit ñi fatt nga réew mi. loo doon lekk waaw kay bàyyi ba lekkuma dara laa wax dama ni fatt nga ma laa wax. danga doon dékki waaw waaye nag boo bàyyee ba 10 heures ngay dékki nag da ngay sonal nit ñëwit del wuyu téléphone. soo déggee man la dama doon dékki. dékki loo xam ne da ngay maaxaala ci wetu waañ wi nga dëkk. kii dafa ñaaw. fan nga dégg man la damay ndékki. nga ni. ma ni waxal li nga war a wax laa wax maa ngi lay dégg. man kay soxlawuma sa ndékki booy ndékki teel sa ndékki. man bëgguma sa ndékki ma ni daa am lu ma bëgg a wax. ma ni li nga bëgg a wax laa wax nga wax ko gaaw bala ma lay coupé. li nga bëgg a wax ko bala ma laa coupé. kañ la courant di coupé. ay yàlla fi ma courant daa war a coupé loolu Sénégalais yi yëg nañ ko. ma ni ay Papa Loum suturaal ma suturaal sa bopp. nga ni courant daa war a coupé kañ ngeen ko war a coupé da ngeen di defaraat fii li dëkk bi. ma ni déggoo ma wax fi lool de. nga ni waaw bu ngeen di coupé da ngeen ko wax waaw baax na. ma ni waxal li nga war a wax laa wax bala ma laa coupé. nga ni waxal loo. li nga war a wax ko bala ma laa coupé yow moomu laay coupé. li ma war a wax ma. wax ko. ma def ko. nga wax ko. ma wax ko. waaw léegi président laa bëggoon a waxal. waxal. damaa gis loo xam ni ci dëkk bi loolu baaxul day delloo réew gannaaw léegi góor da lay romb sol tubay joo xam ni doo xam ni góor la doo xam ni jigéen la te loolu day yàqum réew xaw ma piyaw la tudd xaw ma kiris kodas xaw ma duñ koy waxee ndax bëgg dee boo jaay benn xale bu góor daf maa romb ma ne ko Ayda ndekete yow góor la loolu nag baaxul ndax am réew buñ ci nekkee muy réewum jullit nan xool colka gi président na woote mbinse bi ku solati peew ñu jàpp la ndax léegi kenn xàmmeetu yére góor wala yére jigéen da ngay gis rek sax góor yaakaar ni jigéen la te loolu yaa baaxul ci réew nee ko na annulé peew ci réew mi annulé yenn simis yu roos yi simis bu roos nan la ko góor di sole simis bu roos nan la ko góor di sole di yaaxari góor gu takk ñaari jaara
ànd ak moom ci dëkk bi di xaatari loolu ne ko président loolu laa bëgg mu annulé ko ci réew mi idée la de idée la. nga ne ba papalum pare nga. 97%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 7 cas contacts suivis par nos services. 1 cas importé enregistré au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass. Et 15 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Bignona 1, Cambérène 1, Centenaire 1, Dakar Plateau 1, Joal 1, Keur Massar 1, Mbao 1, Ouakam 1, Pikine 1, Richard Toll 1, Sicap Dieuppeul 1, Sokone 1, Thiadiaye 1, Tivaouane 1 et Yoff 1. 92 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 18 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Aucun décès n'a été enregistré ce jeudi 24 septembre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 14 839 cas ont été déclarés positifs, dont 11 910 guéris, 304 décédés et donc 2 624 patients sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale souhaite un prompt rétablissement aux patients encore retenus dans nos services et exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective, tout en vous faisant les recommandations du jour. Notamment, prenez soin de vous, de vos proches et de la communauté et accordez une attention au conseil du jour. Le port correct de masque, bien ajusté, couvrant la bouche et le nez. Le lavage régulier des mains à l'eau et au savon. Vous pouvez également utiliser des gels de qualité. Le respect